Okay. Ana sama guy nañ juga si dankan nañ ñëw. Come guys, I'm waiting for you guys. ñu ñëw def suñ difen bi Sunday bi nii wala man ndax boppa bi du ko jot na baax na dama firi suma ko ji nga this is all natural hair guys. Okay guys, ji nga dama firi suma boppa this is all natural hair. Look, this is all natural hair, so no palm nothing, all natural hair. Welcome guys. Tey waxtaan gi lu ñoo def mooy daal debate bi ak suñ candidate yi manifesto bi nga xam ne pare na week bi ñoo dugga si ne dañ ko partage Facebook ñu xam ne ñun duñ ñooñu duñ beenaa ñoom. So te waxtaan bi gis ngeen nii te dama natural hair rek gis ngeen ma dama defoon benn fool suma boppa bi ay why kii góor la fi si okay, let me see ka me se kane ñëw nii bala le def xama kii mooy kan hello who is this person? I don't know. So tey dafa am kuy dugga si da xaw ma koo kan la nag ma déglu ko parce que dama ñëw dooraguma sadi maa ngi def suma ambiance beegum gis nga ma nii waaw dama def benn dama ne na wa true story dama def benn false so suma doom bee ma false son foog naa loolu 6 months waaye dama ko dee raxas de dama ko dee raxas solal ko kaap def wig si kawam so dee ma muubi suma bopp mun a mën a moomi seli dina dreadlocks de ma ne ko déedéet mun a ma remember nga anti bura leader Nancy bem ko dog mun a ma sa boppa bi dina dreadlocks so xale bi isi ay living conditioner isi ay bagage benn guddi bi yëpp démb bi 1 AM suma doom bi di firi false bi ba yëpp gée gis ngeen yàlla def na de kawar gi luus na waaye ñu bari ñëw na gis ngeen nii man african la man yëfi tubaab bi duma ko defaa duma sëreetu ma def dara dama dégg de suma natural bi dama guroo loolu la kii dem na sant na yàlla. Ok soo tey plateforme bi bala sew di interview bi di ñëw ñu def benn xëy na 1 hour seet Gambia naka la Musti Jabang you I like you Musti Jabang I like you, you know what danga positive Musti Jabang moo kenn doola muuti hadama dingo to nya fola mo leke like Musti Jabang nge like la because akanya me ka wala fo Musti nton la banko instead of nga Gambia wafi tori sole na no mbe Gambia genati nya kanne wala ngela video be la moy la ngasi ante I have a lot of whole bunch of respect for you because you are not selfish. You are a good citizen of the Gambia. So, Musti Jabang, thumbs up to you. I have love for you. Nancy, stay away. Hey, Nancy, ilo yellow chubo men fadi ma UDP la. UDP la, dama buga chubu yellow. Kay mo wala bu mel ni la buga. Dama buga chubo xamne ni la mo deme Nancy yagil. Li chubo xamne dafa yellow. Okay, so said me. Today's topic is about the debate. Sorry, about their so-called debate. Ordinance mboja bonja debate. Topic bi lool la. Ak lan lañ fogg ne ngi lool lañ fa wax. Parce que sew sedili dina la send bena. I have a audio and a picture so xamne dina la ko send. So these people they meet send private meeting ñom ñenent yep including ko xamne ICU dañ ko reject ñom meet yaa ngi gis korok boromam sa moo fa wax voices dañ meeting ba pare ñu def seen lu nekk jël seen coalition seen ko seen candidate ba pare ñu ne nag nañ trap rugiloo doomi silla musoo dingo donc silla musoo dingo ko yo samana yaa sindi kafoo téema waaye billahi du doom yëpp nga ru gàccalo ñoom xamul ne ñoom luñ palaan mun si suñ loxo bi ñoom luñ plan xam nga yelo moom dëkk bi Gambia yelo moo ko moom ñoom luñ plan rek dafa ñëw ba si suñ kaw table bi so loolu la so topic bi loolu la léegi ñoom ñu ne liñ si mun a moo xam ne fu ñoo génnee xaalis sew seedi lii
man lii daf ma jaaxal de ñun Gambie yi fi Yaya Jammeh yooyu lañ soxlut ko doo ŋaano naka bo daame ñun xam nga xaalis loolu lañ soxlut ñun dañ bugg a koo xam ne Gambie ñun spécial Banjul luñ nit mooy ku leen a wax goota yooyu noonu naka nga leen a dimbale ba gootay doxaat parce que ñun bañoo nekk man Banjul laa yaroo bañoo nekk xale dañ daan dem box ba ñuy fa jàpp ay jën yu ndaw jën yu sow yi dañ daan gis ni ndox baa ngi set ñuy jàpp ay jën soo dañ bugg a Banjul rugiloo ñun si man fa lu fa nekk mooy Banjul goota yi si number priority la bokka mu ne labor women's and children ward bi RVH loolu number 2 si la bokka children's ward bi loolu si la bokka ji nga lopitaani Banjul sew seddi like seriously dañ ko war a waxtaan lopitaani Banjul la fa daan xew time sa daw da kene ba jawara muy laa jig bi la loolu du la jigaat sew seddi lii dama dem auto dama leen a wax benn story bu ndoone nan si saaw mi ngeen a gis nii daf dee am asma dafa feebaroon soo ñu yóbbu ko suma yaa yóbbu ko lopitaani Banjul ba ko suma yóbbu lopitaani Banjul nan si saawa ngi tëdda foofu noonu gars yi jokkoo ndeke sa wrong blood lañ ko defaral suma maam nga xam ne jàngu de moo tax jàngakat yi suñ fogee ne ñoom dañoo ne ñoo ay lifin lañ naka lañ dee ooyee seen boppa sa technocrate diplomatique bu ma xam naka lañ dee ooyee seen boppa ñu foog ne dañoo ñëw yaa suñ dëkk bi loolu du fi amaat soo suma maam nga xam ne jàngut noos yaa ngi tëdda nelaw suma maam dafa ñëw gis xale bi rek mu suma yaa mu ne ko yaa ngi tëdd ba sa doom baa ngi de suma ne ko la mu ne ko ne kii bañ ko solalee deret bi kii mu ngi néewi billaay suma yaay dem lopit gaay nan si laaj ko xale la waaye dégg na story bi docteur yi si saasi ba ndoo si ñëwee nag docteur bi ne leen ne laa lii di si sa wrong blood dur deretam si saasi ñu jóg saa daw da jamonoom docteur yi ñëw si saasi nan sengi ni moo réew ni Facebook ni ñu save life am loolu meer bu jàngut moo ko save fu mu nekk ni Gambia ñun suñ technocrate yi suñ jàngakat yi éducation no fa sa ñoo leen gën ñun mi nga xam ne éducation no fa ñu ñoo leen gën parce que ñun dañoo struggle def tekka suñ digga bi liggéey dafa dëkka way jàngakat yi ñoo yaaxa suñ dëkka bi xoola rugiloo jigéen gi nga xam ne dafa tekkan diggaam bi du failure tekkan diggaam teg business am man balaa élection bi kenn déggu jigéen gi mu ngi liggéey di toppatoo soxlaam ñoom whole bunch of useless people ñu ngi toog fele defuñ dara dimbala wuñ ko jigéen gi su amee téeméer 50 mu ngi ko jox ñi nga xam ne niw doole yi jigéen gi suñu xamee paquet bu mu isil pour Banjul lim amal Banjul billaay dinañu sutura ngir yàlla ñu bàyyee ñu suñ capital bi jigéen gi defar ko parce que amuñ benn choice nan si tell the customer to stay away maa ngi bëgg a doo depuis suba benn customer ma 10 o'clock mu taxaw fii mu ne faa leeti gi mais sa bëgg ñoom ñetta soo fu mu nekk nii moom dama bëgg a jëkkat suma vidéo bi balaa xale jóge daara soo léegi jigéen gi ñooñu pare ne ñi njëkkaa ñëw sa goota gi ñooñu noonu Europe lañ jóge ñooñu spécialise mooy drain si nga xam ne dafa fata ndox yi mënuñoo dem loolu noonu la gaay pare pour defar soo lopitaan bi tamit am na ñoo xam ne ñooñu noonu dañ pare dimbale pour ñu ñëw rénover li fi RVH parce que man duma ko ooyo yaay gama tur bu mu ko turee Royal Victoria Hospital bi ñooñu noonu dañ ñëw pour defar lopitaan bi nga xam ne soo feebaree ba sa doom bi yóbbu fa mi ta nga dem fa balaa yàlla di la gel si mosquito yi yooyu ñoo laa njëkkaa yóbbu arahira yooyu baañu lopitaan yi ñoo laa njëkkaa rey balaa yàlla di la rey soo ñun loolu dañ ci soxla Labour Department mi nan sengi ni wit ne soo fa demee lal yëpp deret la dee nekka duñ ko dee clean xanaa ka nga jël bilig sa ak ndox def si woos cloth bu set nga fump ko benn set deret bi yëpp dina dem wante yooyu yëpp man am naa expérience bu doon woori man suma sista bi dama ko dimbale de man damaa dem ba Banjul ma takka suma digga bi ne man a gaay ne neng nga dugal lopitaan ma won ko naka la ñoo defee lopitaan bi bem set si yoon bu leen woori loolu man suma kotara dama ko def Ami Sankare sana la ñaala ma afa sana e konte ko an weti na afa sana e mbaa batun kan na so lopitaani Banjul so fa feebaree dem sa halel te dafa billahi bala yàlla sa ko buga yóbbu de
yooyee lay ko yóbbul yoo nga noppale ko faat si sabe ñaadi soo ñun yooyu yëpp lañ soxlut soo rujuloo daal ma ne mooy moo nekka si is the solution to the Banjul leen ñun waa Banjul suñ problème Bintu Kaba mi nekk Tobacco foofu la yaroo soo Bintu Kaba moom xam na Banjul nuñ soonee soo Bintu Kaba xam na Banjul nuñ soonee soo ñun li ñoo ñaan yàlla waa Banjul ñooñu whole bunch of ñooñu noonu mboño yooyu nga xam ne 0.5% 1%. Nancy, welcome. Nam. Nto bondi la kachapo ram. Wait. Hakai. Inata wala. Nto bondi ge. You know, nto ate bulule. So Brahman, okay, Brahman, ila mo wala be la mo kela mo. So Brahman, nkengi ninka mena walende ngin dibe to me yagete ndanga ko te tele diate social media diate so on a serious note yengin dibe to menge ani ngim bonyi fa on ko bojo bonyol me yelande stage kan la vitalite mu ne gege ani be mu ne fono la mu bari yalo mu ne kata nte lafte ko chiro me inka candidate kono tele be so sai inata ha bari ibatu ito ya podium lu lelandi so mo kilin jumala ngenta na la manna exactly wala rohi mari gloti wala na nulu I Africa la dishonest mania wala na rohi mari gloti man taje the first beginning you know parce que na to les candidates kono to so banyula to les ta you make it look like ne rohi mari gloti do na manna you know so well I no jam yagele nga audio men kiya nan anin na talol ko di yo yela miton wa bo lu ngale mu ibele yela miton ya mitin sabala soto bari jawe wala last miton bari meme na jawe pati la soto okay so mune jawo bula debate organize sur la fa wala dem jaaxalndi yamo ite be jiti akata mu banyu ni wala ta ay soto oh outside be wala fala ato I be unhinging there because kabirate o kay man qualify anymore a campari wala every day Facebook auto you know be campara nin campa ba watu wata mambe tiade jaw nyanta ya wolon you know ay bonin campala yamo atante banyuniti tol yamira le ko e tol be sila le yu e tol yamira ko Banjul UDP manyana win la je wala mula ni problem o beti yamo so ni UDP kabe win la auto because yalla na ko man chance to anywhere else so ye niolata yalla ndi ko hani ate sotola yamo ibela ni kuru we be siaring ni mbiye fanke journalist solti men yalon ko e fanke journalist solti man ke hani journalist solti be tare be yaylo dulade ba fala molyo ko to be kam farine parce que ni mon nyine kay ka foyno ko rohi malik lo lafta vote la wala we tol dimi ni mon mu ne dimi way rohi malik lo meta banyun kol ma ko la le fata busu ngoma yamo ameta Banjul ma ko la momal lizi lon foytol sita sai ko because musole mati be musole natila ya masala rohi malik lola yamo isaje ko mol kana fo musole ndi first woman batunga musudo natina ngate menama ya bar rohi malik lo batata Banjul ko la Banjul kol ma bura tori ya muso men samana man guhla soto muso nyi man guh soto wala ntaga alge continue Asa wo kenu ngo ferenting me alon ko akoy mboni la video to anda bukana karama aba akanga patama ani akanga patama okay modo bukana karama so time dia mutaya bukan danku na bura tap Facebook live ya apologize ay bang so bura la may bang so bura say te be wona ko bangi nun ko le pour ya hakilo to nyum bonya bu badin sifa nyaade munane te buke badin ol fasa burandan ko fane kana na sotinya sote be muna fala bangi nun ko le te kay ba fala bangi nun ko fadi banata nata te fa ba fala bangi nun ko le nako ale mo le soto me yalon ko akati mu problem solve falati ale mo le soto me yalon ko nal sulatal anytime with janini election janaka ke meyote abelje abal ma ko la yamo to lafta munela ko ten ke mo me yalon ko akala kodore ta ka dundaliye akal makoy ni mo sasa mo ni mo problem so ni mo la dingol ni ta school fila aye mako e ko kana
nene la yeneen mool me je benn lisino may lafta mo me yal ko ba control ni mol place ko le diate yamo e lafta le wato wati yalo la ito la ni ko be bestamene lisia fo nyame can you imagine me and nun molu ibe hang out who have time for that banyulu be nyame te mol lafta banyulu da ala nga story file ni men tata banyulu lopitan te men ka fatu inata atinal la soto nyanjay tanomu rohimali cloti so forget about rohimali glo coming to nyanj al kerfatu atekelan tolto sonala dawoda binaje abe attack la dawonaje yam so man fatu mete fode iterate je bari la soto atinaje because you have loose cannon there say dili kan tel commande ban nyanja is out of control you ati amira ko ay mo soto me ya lon ko naka to sa ase la man so bura so iko story la ko bani me ya lon ko ba control la rohi malik lo ya no ko ta control la no hey bura fatura natal fatura ko ha leave me alone you I'm saying ila co-host ning you know nyanja tinaje because of him because already nasi mo kila be happy bye saro haram me Pati sisa smart. Hi Antira. Raza Antira. So da patana burama ba. Please, if an diamu yamuna langi political tontal ba problem wala ko. So ite muna ke buka follow back yalo. Ha bar yemen din follow yamuna longoto. Munna. Munna. Idun ta muna be kerim banyulu la election. Iko ma la fi rohi malik lola. Itati yamboje bonyol ta yelandi wo stage o kan. Iko kana tere embalandu mo konon tele bige ngamira. Fo seba so itore podium lu lekeje so me inte ga haduma ngen tele kilo ñu bias tale so ko ma la fi UDP le la ima la fi rohi malik lola because muso le mati ita to muso samanda ka me yalan ko she's no mic to her so ntol tan wo compial because man ke imam mic la fango akam to ni mete ni sagi bi nyawla ni stage o kandoral be kala ngaade ñu fana nuwa bo le ngama so we don't really care vaza ni stage bi nyaw yemoy I'm serious. You don't really care. So diamo, yamuna longo koto. Yalo ma ntama pasa ya nimbura mente invite nte buka kulonje parce mbuka watch. Mbuka lo nimbura me invite nte malum fanko di bet leketa fam. Bar yalo kate faytamo ete ku jamala ge membe tama kan Gambia foto fango len tol ko kumo do fan ngine be kala la kiloto. So because ite bigande buka finte bar donation donation keta. Burama ni ko $100 sa fete. Ndu ka di yalale. Iman tara ge social media ka diamu ge ba donation tata GDF ika kemo dundi gele because ning tol nga bonde dawde fanan to kasafe gele ndu ka bonde so ite be muna fono la molier pour molier nyaayele nyin kumba banyu samba banyu le ngina wala kumba hani picha kunol men katibe mu kumba banyu samba banyu net kunu kewni kunu musola ka dingo soto so dingol mu kumba banyu samba banyu mo man kiya wala ko tenke kunol nyan kumol o wulo ko san ko mo banyu nka ita mun bangi dun kolti ta safo no le forsan ko wanda ha so ite ale corruption no membe nyim bangi no lopitano kono ni boro samana ya be samana pharmacie ko so rugi lo njanga lon nako nim boro bina bele be entala boro me ya sumu ye mamuta boro sunya yala me menkela basila ni ko la sa ko pon mele kala nga tiketo joy yeta ni regle Gambia janing election ko di ko yimbe woda mala batun ka nga woke billahi ngana fawol sanna ila moy ba nte nale ko fon mi dina doro ali yalla man kat ali 700 to dina rek am ready
mba wala kala mbato nembura idea ma nim mankorin so momo ninga momo hani 150 ke dron almost obe silale so ita regle because ngal ne ha yala fey parce que rugilon ni tantele na corruption no me yalon ko dia se sol ba ke kangala mba fola ne ko wol amatula alo ke dron mbe ko la mbatanga alu sa dundi dinola alu sanba wala track am pride bari mbe men foka moli ko ila ita wala oh my god what happened so mbe men foko na la wala mako mbe men kala wala mako ntol la candidate whatever nyanta men kala anna ngante wasite ngake go phone me hayna nan tel nga go phone me set sew sedili iman go phone me ke iman fenkeje mbatu nga molto mel makeje iman go phone me keje fature please ker fatu boron ker fatu bi demal sama go phone nga dugal ma ben $100 sir ya halu la dara yo million yu nga ko ke mun nga gene ben honde ya abis ila UDP sister rohimari lo go phone me my beautiful sister ya abis tage ko ne dinkeje. So I said to Sonko Jamme, Dobali Jamme, my beautiful sister. I was Sonko Kunda, Tage Keme King, 150 euros dorong, 50 British pound, okay. Alusar, Alusar, trial, man lagel, wine, ne could do them, the key demon, trial. How many finger nekala? Ad nala demuton. Gisulo munge living, munge muna adin. So nenyan yara dugal ko. So Bangula already decided listen. Man hey dama la block de Mariama konat ala block de man duma de buga kuma provoke sama sobi de. Alu sar salam alaikum. Wa fasa ho kanga danu. Yo yangi dugal ki mu ngi wax ne xamul about politique du dee follow yang ko dugal rek ñun ñu ngi buga call pour wax. Alu zamane hola lek suma natural he ala defte lo suwa lo suwa te man dama natural hol ma rek yow suma mag di VIP nga kenn dama olu suma bopa man ñama man xam nga man suma mo gepe suma defé too much makeup sa ñi ngi duñ ma dé xamé parce dama dé over rafet yow da nga mota may ko japp nak wa légui nañ dugg yow kenn du yow so Alu Sarr yow suma mag bi Dramé Fass Sakho yow kenn du yow VIP nga pire. So Sew Sedili, ite muna UDP, one of the best letter. You have to put them. So Alu Sarr platform bi yow xam nga ya de ñew dimanche. So ñaari dimanche yow la ñewal. Waay so man dama bëgga yow tay. Xana di kontaan ci yow rek gis naa ne yaangi yow it yaangi def liggéey bu rafet ñaari dimanche ñewuma ndax man dama am dëj maa ngi toog di noppaleku di dëj suma xarit bi gaañu moo tax mënuma génn waaye maa ngi follow maa ngi seetaan li ngeen naa def yépp te lépp rafet na yal nañu yàlla lafal cat di wax ne tey nag Seexu Seydili dama la nama naa plateforme bi maa ngi ñëw Generation Talk Show because ñëwaat naa back Saro is back nama naa leen yow ak ñoom Max Jones ak xale yépp di wax ne Fass Sakho yaa ngi woon ci point na mane leena la buga nga dugga si bu baaxa baaxa
yónnee naa la yow tam ay audio yow xam naa ne loolu naxar na parce que ñun dañ foog ne ni condition bi Banjul mel ñi dañ war a génnee politique dañ war a génnee self interest dañ war a génnee nga xam ne ay business ñi nga xam ne business technocrate lañ ñu ngi bugg a ñëw dugga si na process ku ñëw contrôle te xam nañ ne royiloo kooku du nguuka kenn du ko toogañee yi kere waa li xew mooy nguuka kenn du ko toogañee li xew mooy façon dafa am doom yoo xam ne boo leen buggee toroxal rek yàlla daf leen dee taxawal saay bu nekk te li xew démba ñëpp xam ne dibéet boo xam ne nekkutoon dibéet bu dëggu dafa nekk dibéet buñ tooga ba pare palaan ko ci biir néeg ñu bëggoon a génn pour mankoo benn nit pour toroxal ko far yàlla ñëw nag yàlla weer leen ñoom ñëpp because nit bu dëggu ci yow saay bu nekk rek boo buggee def lu bon yàlla def la dee weer ñëpp ñu xam li xew man dama kontaan démba ci ñaari mbir force to force li ma njëkk a kontaan léegi bañ ko laajee dafa ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjante te ba ma juddoo ba tey Fadramé Sakho man mosuma gis xaalis fuñ koy lijjantee xaalis de buñ ko naree lijjante rek xanaa nga dem tapale ji ko mbaa nga sàcc ko mbaa nga defi ko leneen xaalis li ma xam mooy dangay dem liggéey ko nga am ko ci anam yu wóor kon xam nga lañ doon xasee suñ candidate bi léegi ñëw na mu daaneel leen foofu waaw kon ñun ñu ngi sant yàlla bem bari ndax suñ candidate bi bañ ko laajee dafa ne moom dafa yaaga liggéey ba mu ñëwee Generation Talk Show yaaga liggéey yaaga def bindo am business am di jóg ka daanu ba agsi fi mu agsi nii kon bu fekkee ñoom oote nañ ñoom kañ yaakaar ne moom mooy seen candidate mu ñëw rusloo leen kon ba tey ñu ngi sant yàlla yaa ngi dégg li ma la wax Gambie Banjul nag kenn du ko mun a jaay saam ko pour jaay ko ne danga koy jaay Banjul ñoom ñoo ne dañ ñaayele dañ muus waa Banjul ñoom ñoo ne ñoom ñoo loof roxiloo ñoo bugg a roxiloo ñoom ñoo design te kenn mënu ci dara ñoom biñ toogee di def seen meeting boobu ñun nekkuñ fa woon nataali Alusa baarama holdo Mariama xaw ma Mariama nga man duma dee dem plateforme yi kenn dafa saaga dama la ñaan gis nga booy def live Facebook live nga gis ñuy comment bul xool comment yi kuy comment pour sa bopp man ko dee xool fi ngay live ngay bolok nga toppatoo sa soxla man génne na tuwaat naa comment sa duma ko dégg continuer dëgg la nit ki boo xappiwul ci sa live doo xappi ñàkk a xappi ak ñàkk a respect ci sa boppa du passé nit di waxtaanam bu la neexut génnal nga dem toppatoo sa soxla waaye kooku dafa eewu xappiwut bu ko faale ñàkk a xappi moo tax mu nekk ci gannaaw fake account di wax nonsense bul di ri sax comme ni bolok ko nga toppatoo sa soxla ñoom ki nga xam ne ñoom def nañ fi coalition against Roxilo demut fi mu nekk nii debate lañ li fi oote woon démba ci aaj bi am jot ba bugg a dee waxuñ fa dara loo xam ne make na sense yaa ngi dégg li ma lay wax waa Banjul ñoom ñoo ne Banjul have decided liñ decide mooy Roxilo mi nekk yaaga nekka ci seen gannaaw xam seen coono yaaga leen a dimbale booba ñii ñëpp kenn gisu leen bu demee ba tey ñoom ñu taxaw ne ñoom dañoo ñëw pour laaj Banjul pour nax waa Banjul pour jënd seen kartay ne dañoo oote dibéet Roxilo amul taay mi dibéeti nonsense amul taay gisoo ña nekkoon candidat yi taxaw bari na Fadramé Sakho waaye gisuloo kenn ku tudda beneen candidat Roxilo rek ngay tudda kon Roxilo xatal na leen di kon Roxilo xatal na leen foo déggati nit daal bu génn nit ñi di la saboote mbaa ñuy tudda sa tur xamal ne yow yaa ngee dagg seen xol yi te ñoom duñ ci mun dara te fii nag ku mer bokkoo boo meree rek kalaamali yàlla mbaar nga dem taal gaas toog ci waa Banjul ñu ne Roxilo lañ bugga Roxilo miñ gisoon 22 years mu ànd ak UDP di jooy UDP 1998 mbooloom jooy naqar guñ leen mos a def Roxilo atten na ko understand kon ñun ndam lañ gis te ndam lañu yàlla di may bu neexee yàlla ak yonante bi léegi bam ñëwee ñu laaj ko démba rusnoo na leen def dañ ko laaj mu ñëw ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjante ñu laajaat ko mu ne bu ma wiinee damay ñëw ci diaspora bi ànd ak yéen di tukki dem Angleterre dem fu nekk ñu soxluñu kuy tukki ku toog Banjul liggéey Banjul lañ soxla
ba Banjul gënta bi gënta ak Banjul torox gim torox ñu amaat Banjul bi nga xam ne moom lañ xamoon Fadramé Sakho démba Banjul gu rafet gamoon Banjul gi nga xam Banjul ci ay lan la nekk Banjul dañ ko war a defar mu am ay hôtel am ay restaurant ci bij bi am ay factory yaa ngi déggal li ma lay wax factory yi nga xam ne suñ doomi waa Banjul ni fa la ñoo dem di liggéey mool yi buñ demee nappi jën yi ñun loolu lañ xamoon Banjul démba factory yi yëpp nekk fa ñoom fi ñoom laay fiis ñoom fis ko konaate seen factory yëpp loolu lañ xamoon ak naar bi ñoom kii Aziz maak Aziz ñun loolu lañ xamoon ñooñu yëpp nekk di ci wàllu sipa yi ak jën yi le nga gis ne xale yi dinañ am xale yi yëpp ku nekk di nga am liggéey di am di xëyu di wàcca waaye boo ñëwee nga ne buñ la fat da ngay bugg di tukki di dem ak a ñëw diaspora boo xam ne diaspora bi fii wax bi moo fi nekk waaye ñi nekk Banjul ñoom xam nañ liñ xam te ñoom Banjul decide nañ ñii sandi seen carte yi decide nañ ne roxiloo lañ bugga kon wii roxiloo lañu wax moo naqari nag dama bugga nga dem taal gaas nga dem toog ci waaye wiiwloo wiiw yëpp xaaral ma bàyyi la ñeneen ñu dugga so Alieu Sarr déedéet am na ñaar ñu ñëwoon waaye dañ dem mun nañoo konte am na ñaar ñu ñëw dañ dem soo man li ma jaaxal mooy soo xam naa ne yow folo nga seen debate bi tuuti ndax yow si loo foog yow da nga gis ñi wax fa loo xam ne yow loo xam ne di nga ne waaw ñi am na ñi leen ngi article bi te ñii ñu ngi am vision pour Banjul parce que ñoom kii bañ ko laagi am na koo xam ne foog naa laaj nañ ko si lan la am pour xale yi mun na def ko bàyyi ministre of youth sport gis nga Fadramé Sakho mooy li ma la wax rek andi jayante taagoo jowante te gis nga nit boo ko bugga danga koo bugga mu jóge ci sa xel ci sa xol nga bugga ko waaye doo ko bugga pour bugga faj mer boo ne dama bugga faj Fat Sakho mer dama bugga Fat Sakho ngir dama bugga faj suma mer ci Fat Sakho loolu du dem yéen ñëpp di ngeen ñëw bu yàggee yéen ñëpp di ngeen ñëw ngeen taxaw ngeen duuloo ci boti nit yi bu ko defee ñëpp dinañ leen ree xam nga ne aaj boobu démba aaji Banjul waxuñ fa dara loo xam ne make na sens waxuñ fa dara loo xam ne waroon naa tax ñu ne debate waa man li ma gën a laajte mooy debate bi ana woon laay ba gis nañ ko fa gisuñ ko fa debate ba ana Mr Samba gis nañ ko fa gisuñ ko fa ana laay seen gisuñ ko fa waaye roxiloo rek moo nekkoon problème bi loolu mooy suma laajte lan moo tax roxiloo rek moo nekkoon problème bi Fat Sakho démba moo tax yàlla toroxal gaa yi démba xam nga am na doom yoo xam ne seen ndey yi fu ñu leen juree ak ñu ngi leen bootee xamuloo ko soo leen bëggee toroxal Saaro yow la yàlla dee nga oote mbooloo boo xam ne ak na yëpp dina bool yàlla toroxal ne ko roxiloo lu tax demuloo ci lifin bi mu ne ma mbojo duma wax ak ñoom taluma leen lii nekk lu ma neex mu ne ma Saaro mbojo duma wax ak ñoom taluma leen waa Banjul ne wiiwloo ku nangu ku ragal waaw wiiwloo de loolu mooy dëgg kon luy doy mooy dëgg sax nañ ñaan yàlla ñu àggaleeg suñ sax ndax suñ mayoress bi dafa bari place masàllaa place yi duñ ko wax ndax léegi seetlu naa ñun bu ñu waxee suñ place yi ñu sàcca ko suñ loxo buñ demee seen plateforme yi loolu la ñuy wax roxiloo tubaarkalla masàllaa salaamaaleykum maaleykum salaam tubaab yi ñëw nañ pour jàppale ko mu yóbbu leen ci naka marché Banjul ba yóbbu leen ci ay place yoo xam ne duñ ci àgga Fat Sakho yow xam nga ma xam ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi takku ba dëgër ñëw pour war a jàppale roxiloo ñu liggéey Banjul bi nga xam ne moom lañ xamoon ñu jël ko man dama wax moom leena dama ko ne man war naa ko loo xam ne ma ne ko Alieu Sarr am na expérience si mbiri jën ak mbiri nappa ak naka ngaa def sa jën ma ne ko ne maa si Alieu Sarr yi dañ leen wala dunda ma ne ko lii Alieu Sarr su ko yëgee sa dafa ne déedéet parce que moom lu mu believe mooy Alieu Sarr moom lu mu believe mooy kuy torox mu jóg jàppale la ma ne ko ne wante ku ko yóbbu foo xam ne dañoo yóbbu dafa am ay xalel mu dimbale wante ñoo walleen ne ay sipa ay génn naka nga koo jàppee naka leen ko processé ñu am factory boo xam ne fa la ñu comme jamono boobu noonu life is
ñoom laay fi sax nga liñ amoon Gambia Aliou Sarr Gambie yëpp jën la Banjul dee ko woon soo Banjul warut a torop gis nga jamono googu ñun buñ suma ñoom papa suñu gaal yi sipa yi buñ ñëwee dañoo dem peese ji yëpp ñu taana sipa yu dijja yi taana yu mag yëpp nga wax ñaata kilo nga am nga dem duga ñu fay la boobu ñoom it ñu ngi am seen partenaire yi ñoo liggéeyal ñoo xam ne dañoo jóge ci Europe bi nii ñoom ñoo dee liggéey buñ ñëwee dañuy jël seen alal yi suñu xaalis ñu fay ñu mool yi dem nappiwaat boobu kenn soonutoon nappakat yi soonuñu jigéen ñi soonuñu da ngay gis xale yi jigéen ñi dañoo ñëw ci waafi njaago bi ut ay karaab ñoom it dañoo dem toog a karaab yooyu dem di ko jaay pepe suppi karaab ñeena ñi toog a seen ebe yi le ñeena ñi toog a seen sipa yu ndaw yi xale yi jigéen ñi ñoo ko daan yóbbu loolu yaagut waafi njaago léegi nag waafi njaago dem na ba dee Fass Dramé Sakho te waafi njaago dafa nekk c'est business center bu baax pour Banjul waaye dem na ba dee boo demee taati pere Banjul sénégalais yi sax ñoo fa dee gën a enjoy ñoo dee ñëw enjoy Gambien si dañ war a am foofu noonu liggéey yu bari yoo xam ne waa Banjul doomi Banjul yi ndawi Banjul war nañoo mun a dem ñu profit ci loolu balaa beneen doomi dëkk di jóge foofu noonu di ñëw kon Roxilo bu fekkee ne ñëw na ba nekk mayoress ñun ñi nga xam ne xam nañ ak ñeneen ñi nga xam ne xam nañ Banjul ak moom am na knowledge bi am na xam-xam bi am na tubaab yoo xam ne am nañ xam-xam bi pare taxaw pour liggéey ak moom ñun waa Banjul duñ am gàcce ñun waa Banjul coono gu bari dinañu tegeeku ndax Roxilo mi nga xam ne moo yàgg a dugga ci ruqa-ruqaan yi yàgg a dugga ci ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañ gaañu amuñu doole mu di leen di jàppale ak seeni njaboot te du bugg a kenn ku ko wax déedéet ndax Roxilo wax tuuti liggéey lu bari moom la xam ki nga xam ne dafa yàgg a impolé yoon yàgg a jël ndawi réew mi jël leen di leen liggéeyloo di leen di fay kooku noonu ni ñuy yóbboo Banjul du ko jaaxal Fatou Dramé Sakho ni ñu war a yóbboo Banjul du ko jaaxal kon buñ ko jàppale ñu fal ko moom mooy jigéen boo xam ne ñu nangu ko ñun ñàkk koo nangu Roxi Malick Lo mooy jigéen bi njëkk a takka malaanam taxaw ne maa ngee dem laa ci mayoress ba yeneen jigéen mun a taxaw waaye jigéen ñi mun a taxaw nag dama ne cin bari na lool waaye bokkuñu safin cin bari na lool waaye bokkul safin ndax Roxi Malick Lo jigéen boo xam ne la këram la dëkka yaakaarul ci mayoress bi pour mën a dem sampi këram nekkul jigéen boo xam ne dafa luyaas dafa naka ci mayoress bii la yaakaare pour sampa këram mbar fa la yaakaare pour dawal moto mbar fa la yaakaar Roxi Malick Lo masha Allah everything intact billahi li baayam pare man dama ko dee ñaana yéen yàlla la far si cat ak seen bocc bon yee seen li baayam liggéeyoon liggéey bu rafet bi baayam liggéey woon te jeexut moom la Roxi Malick Lo bugg a ñëw jekkali mu gestu xool ne ki ma àndal muy suma baay ma dese ko fi kooku dafa xam ne ñuy yóbboo réew muy oncle Ousseynou Daabo Jula mu ne nag damay takku ba dëgër ànd ak moom waaye déedéet bu ma ñëwee du damay ñëw rek ne pati laa bokka damay xëcca nag réew mi ndax réew mi ñoo ko bokka damay xëcca réew mi jël suma loxo sandi ko kii sandi kale ñun ñëpp ñu ànd liggéey réew mi ndax Banjul ñoo ko bokka Fass Sakho xale bi mujjee juddu sax wala ci Banjul Roxi Malick Lo politique civilisé boobu la ñëwee Banjul politique bu am maanaa boobu la ñëwee Banjul xëcca GDC booram xëcca APRC booram xëcca PPP NRP ñëpp ñu ngi tiim Roxi Lo mu jël jigéen ñi nag ne leen jigéen yéen a daan fal góor ñi comme yéen a daan fal góor ñi ñu leen di niglaay di leen di tuutil buñ demee ba ngeen fal góor ñi duñ leen faaleti ñun jigéen ñi nañ takku ba dëgër te xam ne nag Ablaye Wade suñu baay ju baax ja moo joxoon góor jigéen ñi jox leen parité boobu man tudda Roxi Lo moom laa bugg a ñëw dëggal ci réew yi Banjul ñëw taxaw takku ba dëgër ñu gis ne li nga xam ne mooy suñu capital bii góor mënu ko woon a liggéey man Roxi Lo dinaa ko liggéey ndax ma wax man Roxi Lo dinaa ko liggéey te Roxi Lo bu waxee loolu Fatou Dramé Sakho yow xam nga man xam naa ndax Roxi Lo évidence la ñu tegal ñu gis li nga xam ne mooy ay patnaam ñi ñu war a liggéeyal suñu Banjul capital bi yal nañu yàlla lafal cat
amiin yaa rabbi. yal nañu yàlla lafal cat ñu toog ba ñëpp déggal ñu ne wiiw roxiloo bu boobaa dinañ xam ne la Fatou Sakho daan toog di wax Facebook du woon ay caaxaan la Aliou Sarr daan wax Facebook du waayu ay caaxaan la Mama Saleek ñoom Kéba Jammeh xale yi doon wax ci Facebook bi ñoom Danso du woon ay caaxaan kii daal ñi ndeke liñ faloo liggéey a ko tax a jóg ña ñoom Seydi Li ak ñoom Max Joos doon àndal ak suñu gaal si UDP du ay caaxaan kon yal na yàlla laf cat yal nañu yàlla lafal cat may ñu bañ fekkee ak tal ñu dégg ñu ne wiiwloo te dinañ ko dégg incha allah ci barke Mame Baye Niass mu teddami Fatou Dramé Sakho fii laay emale suma wax Aliou Sarr billa Aliou Sarr doo mun a dem xam nga lu tax doo mun a dem Aliou Sarr xam nga lu tax doo mun a dem sa wax nekku ne dañ dee woy kenn sa wax Aliou Sarr sa wax def dee àndaa dëgga man doo gisee ñaari wiki man xaaral ma génna ma jàppale Aliou Sarr tuuti man taami impa dama daan def vidéo waaye dama dem ba bàyyi soo Aliou Sarr doo mun a demee lu tax doo mun a demee nii mooy ñii dañoo jóg politique tur bu bon bu nekka Aliou Sarr jox nañ ko ndaw si bu patanoo paan bi fu ne lu bon loo xelaat kii dëkkaloon nañ ko fa Aliou Sarr kii saaga nañ ko ba saaga moo xam ne doo ko dee saaga jigéen Aliou Sarr yoo xam nga man xam naa soo man xam nga man duma dee leena man duma dee déglu vidéo comme Seexu Seydi Li lim dee war rek su saaga bi su ma taalee sa vidéo bi yow dama la ko dee wax saay buñ na saagee soo meree génna si li ma la dee wax Aliou Sarr bul dee tontu saaga nit ku baax doo tontu saaga man dama dee wala nit ku baax doo tontu boo gisee sometimes dara dafa xew bu passé du ma ko yëg because ni ko Seydi Li waxee rek am na ñoo xam ne gis nga Fatou Sakho boo nekkee ci dëkk mbaa nga nekk doomi aadama saay booy déglu da ngay déglu foo xam ne di nga fa foree xam-xam ndax xam-xam du doy nit bu dee nit ku nite nga laa wax la Youssou Ndour ne woon nite bu dee nit ku nite saay bu nekk da ngay bugg a jànga because xam-xam du doy waaye boo demee ku ubbi Facebook live di wax loo xam ne moom ci boppam xam na ne li moo wax du dëgga nga toog di ratatati suba ba ngoon di nax sa boppa saay bu nekk ma wax ko bugg a Gambia du ne ñëw taal Facebook live di saaga loolu dafa yomba torop ba mel ni Africell taal Facebook live ne di saaga boo demee ca Aliou Sarr ba foog ne noonu la nga ñëw ci Fatou Sakho dem ca Loya Ousseynou Dabo dem ca Adama Baro dem ca keneen ak keneen gis nga bugg a réew mi mu ngi day ni boo gisee Fatou Sakho ubbi GoFundMe nga xam ne GoFundMe bi Fatou Sakho ubbi kat bu paree ci réew mi la jëm sa dalasi bi sa transu bi nga am nga jël ko dugal ko fa bugg a réew mi du passé Fatou Sakho boo demee Mayel am na ñoo xam ne ñu ngi leen fa tëj amuñu mbokk yu leen seet si amuñu famille kenn seet si wu leen nga jël nag say matelas jël say darab jël say suukar jël say meew jël say li nga xam ne loolu la ñuy soxla nga yóbbul leen ko bu dee sax fi $100 dalasi ngay spend doom bu bugg a réewam noonu ngay def nga xëy dem l'hôpital fajar bu nekk am na ñoo xam ne xamoo leen waaye fajar bu nekk ñu ngi l'hôpital di xool ñi nga xam ne amuñu garab te ñu ngi feebar amuñu luñ jëndee garab nga jëndal leen garab foog naa ne doom bu bugg a réewam noonu lay def ngay dugg ci biir nit ñi comme Gambia yàlla def na ba amuñu kansul yii ñoo xam ne dinañ waxtaan ak nit ñi laaj leen luy seen problème ngay dem di leen di fekki di laaj seen problème naan leen lan moo la jot di waxtaan ak ñoom fajar bi dem boo jullee fajar ba pare dem l'hôpital yi waxtaan ak nit ñi delloo si waat seen xol yi Fatou Sakho doom bu bugg a réewam nii lay def ku ma gis nga def nii dinaa ne yow mii yaa bugg sa réew waaye boo xoolee Facebook bii ku ci am jot nga wéet winter bi jàppala nga sedda nga boorin sa kër nga depress boo naanu sa pile depression bi kenn naanatul depression pile bi laaj ma lu tax kenn naanatul depression pile bi because of ñoom Facebook live Facebook live mooy seen depression pile ku ko naan fi mu nekk nii rek foog nga ne léegi sa depression wàcc na ndax boo ñëwee maasi Aliou Sarr gi dina ñëw ne la you are right you are true you are talking true te xam nga ne li ngay wax dara nekku ci dëgg li ngay wax nga jàppa suñ kilifa yi di saaga suñ taal bu yàlla taal nga sandi ca mata moo gën nga fay ko taal bu yàlla taal nga sandi ca mata moo gën nga fay ko bu yàlla ne waaw keneen ku ne déedéet da ngay sonal sa bopp rek te bu ëllëgee di nga am gàcce ndax lu war a xew ci àddina yàlla bind na ko ci jëyi moroom
oncle Ousainou Darboe UDP rek exemple la pour Gambia 22 years ñu ngi ut dara 22 years kan na foogoon ne Yaya Jammeh dina wàcca ci Gambia kan am nañu ko gëmoon waaye am nañu ko gëmutoon man mi keroog ba Nicolas suma benn xarit demee Faatu Network ñu laaj ko muy seetkat mu ne leen Yaya Jammeh dafa wàcca this year ñu laajaat ko mu ne Yaya Jammeh dafa wàcca this year Fatou Camara ne ko yow yaa ngee wax ci àddina bi yëpp a ngi laa dégga Nicolas ne ko Fatou man du waxantu boo gisee ma wax lii Aliou Sarr suma nit la May Badji suma nit la Juka Cissé suma nit la lii moo ma dugal ma wax ma ñëw pour seet pour wax yàlla dimbale ñu keroog man ma waxee loolu bam ringo fee dama ko kool ne ko Nicolas li nga wax nii rëy na de mu ne ma Aliou Sarr man du ma wax lu ma gëmut yàlla ñëw may ñu ndam man sax góowuma ko woon kon nit ñi nañ bàyyi seen xel yàlla bu waxee ne roxiloo mooy wiin yi roxiloo mooy wiin kenn mënu ci dara gisaloo roxiloo saay boo ñëwee ci Facebook bi Faa Dramé Sakho di ko saboote danga ko dee gën a may ay nit te man li ma gën a neex ci jigéen bii dafa nekk jigéen bu am yar am respect am knowledge am maanaa ndax am maanaa mu ngi njëkkee Faa Dramé Sakho saay boo ubbee vidéo saaga ma roxiloo li ne woon te Generation Talk Show Alusa mane dunguka moo tax la fa dara la roxiloo ne woon Generation Talk Show liñ ma waxalagul rek mooy roxiloo biir na wasin na billaay loolu rek mooy dëgg roxiloo takka na jabar roxiloo tey mooy takka jabar mu ne loolu rek laa déggagul billaay dëgg la waaye lii moo lay won ne la jigéen bii dafa bugg a réew mi ndax jigéen bi bu dul woon buggul réew mi di nga ko dégg ci ay wax bu sew di nga ko dégg ci ay détails di nga ko dégg ci nonsense waaye roxiloo mu ngi sëgga fim sëgga rek mu ngi xool Banjul naka lañ ko muufee ko woon kooku guraame la kooku diryanke la te xam nga lu ma ne si moom xoola campagne bi la du solu bu oppa dafa solu bu em mu àndaa mu gel boppam suufele ko mu àndaa ñi ko toppa every day mu ànda sol kaalam bu em doo ko gis muy génne yaramam bi kooku noonu yàlla rek a tax muy def Aliou Sarr dinaa la gelaat xaaral ma gel sana dinaa delluwaat si yow dégg nga dama bëgg a bul dem ne nekk ci ron okay. waaw Fatou Sow way bàyyi roole nko bàyyi roole Fatou Sow waxal ma sana maa ngi jël occasion bi di jaale waati once again Saro si dejam bi I know di ñaanal ndaw soxna si yàlla xare ko arjana amiin yaa rabbi Fatou Sow gis nga sa doom bi ma yónni dama dugal ji woon sa doom bi ma yónni pour ma dem dugal ko tey biyo Maxi Jones be ta kungo kuntulale Maxi e dandala ñun ko wala duumale ani kana Max la kool sa mana ñane Max bulay tenku kana mamandi Max mamandi de Fatou Sow first of all fa ma gërëm la nag sant la si sa liggéey bu baax bi okay fode jawla kama suru ako nga translate fode jawla kama amul ite ka mo so ba fura suru Max la ko bo mamandi le mina fode fara na ko mamandi la fode la ñol la ko fode ni Max la ko la ndi jane fode la ko nga translate Fatou Sow baraka baake thank you so much bela doku kendo men la this is what we call country force and nation building. Diamu ñu customer nga fa mbe break la mbe diamu ni bulo siatale do bita marala le do leta bulu bala but at the end of the day ngani kilingolem mbebe do ko kilingol la so nga fa na customer break la 1 hour ay Fatou yalo de gana na moy ni saro be diamu kan about ñi moni men ka nen diroke men ka nen diroke ha Fatou ntala strategy bi menti sa ngola mu to stay focused na ñaato da maleje mbuga ko ma fere lafta nan menje ñaato na fitaw ma pul na soto na mutam bulola ñin men ya ko be nen dirola
ala muta ko wol mum moleti men yalan ko they have no other way now, they have no other choice, but they are desperate. Men desperate telem ibe dame be silandine ibe damen teng imang hani idun tale ni se fintino sa be fintilale ba yalan ko de fintila no say ko mata tije wala ne ko say ndias no other way legi ñen dem diko sosal di wax lu amut diko fenal diko saga te Rohilo nena teb ko xamne ci campagne bi nga boka mom nga faral te mom nga bëgg mu nekk meyo nena nañ ne tek ken bum saga kuñ saga buy fayeku ñun nañ watch each other's back ñu understand we are in this together. We want to make sure that we accomplish this mission together. So you also ame sana afo ila boy afo nenya ko sana na sini fadi bambe break la 1 hour banku do ko ni ko ñu no bukata ñola Rohilo membala ko do bondi kam banga ba yuru la ba ñunu ko fo ba man digo wulu ba mbe break la break ko mbe nansi na bi ko Nancy na ba ñama bi fa mo mañina do ko kala it's Sunday. It should be about Rohilo and our family, that's it. Rohilo is part of the family now. And we are part of the family too. So, Fasao, Nendir Lal, let's not even waste our time. Sifan kela kumo fa kacha for 1 second. Alibula Nendiroke, Alibula, let them say whatever they want to say. Because in the desperately. Because Nimentara Facebook, yanda message also lenta men from Moli Alamoy. Nimentada a platform auto ye telephone ke yanta message lo deliver la Moli Amoy. Ba yeta men fen so da pulka mo tumal ka wulia fo ka mo neng so ndeka jelo ko desperately because right now fa sawo ibalo na damen ko in the history of politics ndenam na moy fam mo ka coalition ko fo meyo ko to nyaaye bi ñin kasi fo ka fo coalition ibe ronne faye at the same time they go behind the scenes ka mitino ka pulka coalition ko kacha ibalo na to ko ni mo desperate lal just because of what one person me alon ko jiko batal la karola ko atase kanyanyo bi jiko batal la karola ko he sees the only one who can make Banjul a better place farsa ni me na dibeto jibe kunu wala sabu mbe ñu occasion o tala di gërem suma meyo bi di ko wax ne I think somebody called Sana. It was organized by journalists ñoo xamne dañ jël mbubu journalist bi du ko mbubé when they are not journalists. Africa will never be a respectable or television house if they continue to associate themselves with DOI. Africa will never be respected in the Gambia, and we will never see them as independent if they continue to associate themselves with DOI. Africa is representing a political party called DOI, just like Foreya is representing DOI. So Africa cannot tell us that they are independent and neutral. They're so holy. The people that they invited on that platform will you control that debate. Most of them are not fair and balanced too. And they have never been neutral. We know the political parties that they support. So can Nekufi Halel? Can Nekufi a fool that they can fool us? Bugai don't organize that debate. We know that that was not a debate. That was a debate against a group of politicians or candidates against one particular candidate. That debate was organized for Rohilo. But thank God that Rohilo was so smart that mu boycott that debate. This is why Mane Manko Grem Duko Santa for one more time that she have made us proud. This is why we say that she is smart, she's a leader, she's a problem solver, and she is the only person who can unite Banjul. Banjul is the most divided city in Gambia right now. Yeah, Banjul la divide. So if we have a problem solver, a unifier like Rohilo, ñene amatun dara legi lu ñëw moy saga. Diga ñu dem Facebook non saga billahi wala tala ya jame is even better than them. Dañ legi am nañ ay nit ñoo xamne ñi ngi jël journalisme bi du ko buwé. Gis nañ fi ay nit ñoo xamne legi ñi ngi jël politique du ko mbuyé. Ya jame sa mo leen gën. Billahi wallahi ta'ala. So those are not people that we should not even talk about. Let's not even waste 1 minute on them. Rohilo nee na léegi let's stay focused ñun point lañ gis mission lañ nekk Far Saw ñu ne soo nekkee si Johnny di dem Johnny mission lañ nekk 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 Johnny mission lañ nekk
wala ku nekk dang ko tentu billahi do ega foy dem te ñun dañ am mission. We have only less than 60 days to get to our destination. So let them make sure that how we gonna get to that destination. Ñuy saga billahi da gaay dem CNN nañ saga nañ dem BBC nañ dem fu leen ne si àdduna bi ñuy taxa foofu di saga billahi kuy saga dafa fekk fu nga jógee foofu la saga dina baax kuy haste fu nga jógee foofu la haste dina bari gaay dañ ko mbuboo solo ko naan ko lekka ko léegi amul ba gaay dañ suur seen biir yi suur kek dina léegi dañ ko génne si mbedd bi ñun nag bëgguñ ko ñun amuñ time for that. So let's stay nañ communicate nañ faytante ñu faate ennemis yi ñoom dañ jaaxle ray naa ñu ngi mel ni dirimo fu mu nekk nii nga dirimo naka lay jugee di saaca fu mu nekk nii loolu la gaay di def Banjul duga fu nekk ñu ngi try all kind of ways pour how to corrupt people's name. At the end of the day xaalis la ñoom bujee use man nag maa ngi woote si Banjul leen si kuy njox xaalis jël ko nga lekk ko kuy njox xaalis jël ko at the end of the day yaay dem si sa ballot box police station bi you vote for the iron lady who is Rohey Malick Lowe bu njox kenn xaalis na nga jox leen seen carte déedéet jëlal seen xaalis bi at the same time nga képp sa carte bi election dem nga dem si polling station bi and vote for the great lady koo xam ne moo mun a make Banjul better koo xam ne she has a great plan for Banjul. Nancy nga kay tola ke bitigi bundada ta nga sa vege ko taking break for 1 hour nin 1 hour sita mbabu ndege Nancy do me jama mula bay ni si affaire xaalis fa sao hangal mo man ne si affaire Rohey is not only the person in this campaign. Rohey degala moy taxaw moy nekk meyo waaye Rohey dafa am a group of team of expertise. Rohey dafa am group of experienced people ñoo xam sax what Banjul is all about from the end to the end. ñoom ñoo xam what's the real problem of Banjul. This is why Rohey's team is great. Rohey team comprises of experienced politicians, expertise ñoo xam ne soo leen joxee Banjul in less than 2 years they will be able to solve Banjul's problem. ñoo xam la mooy main problème Banjul man gis naa benn waaj boo xam ne xaw ma ko de te xaw ma turam waaye dañ ko doon interview nee na bala moo joñ kaami Rohey dafa njëkk invite Rohey mu laaj ko Rohey yow la mooy sa plan pour Banjul yow dan nga foog ne di nga mun a solve Banjul's problem in 4 years mu ne bu mu dégluwee Rohey ba pare Rohey wa ko plan sam si la xam ne kii moo ko yor mu ne si la xam ne waaj bi moo ko yor and that was the reason why he decided to join Rohey's camp te kooku bokkutoon si any political party kooku bokkutoon si UDP. So this is why ñu ne Rohey had the most diverse camp in the history of Gambian politics, especially Banjul. Rohey nee na gis benn political party. Sana hadamadu dol bige hani ko e manta do ko le kanale diamu sana diamu. Okay. Hello. That's the point. Hadamadu dol bige wol anyanoning sohoro e wal sondo mota nyamen abe kole alal pulali ye ku anale order serota aliye sondo mol ku ata Senegal. So almost fal please and nyakasi wala. Let's just stay focused and make sure that we get to the destination that we are heading to. Te Rohey tam loolu la wax nee na ñi mojo bu leen jox taaj Rohey demba si demoon si debate boobu noonu moo joxoon na gaay boss and she was so smart that she make the right decision looking at that platform. Jigéen boo xam ne moom nee na sana waaw sana e batu mbala diamne Nancy bura customer la dun tan ngenda kani appointment on soto 1 o'clock aka 1 o'clock box brera ngenta wala kala kan Nancy right pra fo nyoko anin ngin diamu talaba anin customer diamu talaba pour wona ata gende da ko fayna because ina de berol for 1 o'clock. Well, Nancy respond to Fasao. Fasao. Nancy be sana diamu bala ma dem because xam na ne Keba mu ngi bëgg a ñëw. The last thing lu ma bëgg a wax mooy ñun ñoo xam ne ñoo nekk si campi Rohey te we want to make sure that Rohey becomes our first female mayor in Banjul. Ñan la make sure that ñu donate massively to the GoFundMe account. GoFundMe account bi bala moo am solo duñ ko xam léegi. The last 3 weeks of the campaign si la GoFundMe account bi di gën a am solo
and need hearts. Okay. Dinaa mun a def suñu politique bi ñu koy bëgg a mun a defee. Donc képp koo xam ne yaa ngi seetaan live video bi tey ma lay ñaan and I'm making this appeal to everybody koo xam ne da nga love Banjul te Banjul nga gis and you want a better capital tomorrow. Let's donate massively to the GoFundMe account. Kenn xeebu dara fii wax nañ ko te yàgg nañ ko wax $1 £1 €1 sa baax na soo bëggu sa kenn xam lan nga donate you can donate by letting people or not letting people to know who you are. Secondly, let's engage our families in the Gambia. Na leen make sure that some families xam la moo gën si ñoom parce que dégg la waxuma ne ñu nekk si Gambia wala ñu nekk si Gambia xamuñ dara waaye most of them message yi gars yi di jot fake news yi gars yi di jot ak fake message yi gars yi di jot in a day dafa bari. So let's make sure that we engage our family back home by letting them know that most of the messages guys nga xam ne dañ ko dee jot is all lies. Right now guys ngi ni di use deportation case bi di ko politicalize di ko use for them to understand that this deportation mooy xew America ak Europe has nothing to do with Gambian politics and it has nothing to do with Gambia's government and it has nothing to do with this new Gambia. te ñu nekk si ground bi tam ñoo am carte ñoo mun a vote on election day. Please make sure that ngeen am seen carte on time. ñu ngi def replacements voters replacement cards ñu ko war a def. Make sure ngeen am seen carte. There is a zero tolerance on excuses by nit yi di wax ne aw ma carte wala suma carte bi dafa réer wala suma number nangam bi dafa missing. That's zero tolerance on that. So mbadi Gambian goal, the ball is in our court now. Ñun ñoo mun a tax Rohilo mu nekk mayor te si soobee yàlla mu ngi àndaa ñun te yàlla ñuy wax dëgg lay àndal yàlla ñu nekk si right lay àndal yàlla musta farle fake people te yàlla du musta farle fake people. Man I'm not surprised that Yaya Jammeh wàcc na dégg naa Gambia ni di wax ne kana gom ne Yaya Jammeh dina wàcc in 2016 man xamoon naa ne dina wàcc da ngay wax ne at what time ak naka lay wàcc lañ xamutoon waaye xam ne dinañ wàcc parce que xam ne ñoom ñu yàgga dëgg mooy mbujee ñum yàgga the truth shall prevail te ñum yàgga the truth shall will always set us free te loolu moo happen Gambia ñëpp xamoon ne Yaya Jammeh nekkutoon si kaw dëgg Yaya Jammeh ñu nekkoon si dëgg ànduñoo moom te xamoon nañu one day dina wàcce te yàlla def na loolu te Rohilo tam moo nekk si dëgg right now mooy wax dëgg mooy farle dëgg and mooy xeexal the powerless people mooy xeexal ñoo xam ne amuñ doole te yàlla campagne bi lay farle si soobee yàlla all she needs in the ground mooy ñu ñaanal ko ñu yëpp ñu toog bés bi su ko amee yal na mu jël ko second thing yéen ñu nekk si ground bi mooy dem si polling station bi and vote for her massively loolu rek leen soxla so on that note maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp koo xam ne Gambia nga gis képp koo xam ne Banjul nga gis képp koo xam ne Rohilo nga gis yàlla ñu yàlla taxawal te yàlla ñu yàlla jàppale ba May 13 ñu celebrate victory bi together kenn bu mu si manqué jërëjëf fa Saawo maa ngi nuyu ñëpp Saawo all the Law family maa leen gërëm nag di leen sant for the patience that they have I know they're going through a lot I know they're gonna bari kay xam ne we are in this together with them the Law family we are in this together with you guys bu leen tiit bu leen ragal soo leen tëddee nelaw leen yéen a ngi am ay family yéen a ngi am mbokk ñoo xam ne we are in this together with you people saagay métti please ignore it stay ignore leen ko let's just stay focus ñu jàppale suñu jigéen Rohilo pour mu mun a am place bi te yàlla te yal na ko yàlla jox Paul Sawo thank you so much yeah okay sana ngamre keba be batun kane nga keba tambina ba kiyamu ouais keba ali okay keba Jammeh keba sinanu oh that's good yeah
Yeah, let me give you a back, please. Hello. I was looking at earrings. Huh? Hello. Like your son. He keeps losing his earrings. Yeah. Oh, you want one? No, not right now. I'm looking to see what you have. Thank you. Okay, I'll come back when I have more time. Okay, thank you. Yeah. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Abe nyadi. Mbiga sumole. Sumol ya ko tanate. Tanante, yo, welcome to the program. Okay. So, te muna sa tobe muna falabi. Okay, ngame suro be men fola about the la nyun kunu fe ko debate ni. Okay, debate ni ngaju be but those candidates ni aju be those people ni telephone e male kamen fon dia because ila debate ni aju be it was so boring. Yo, so nibe debate kela ite candidate almost 9 candidate level you just bring only for dulali come mol nyata kalo damento so ite kana candidate kiluna. No, you have 5 podium less manang. Okay, so and then 9 candidate level bajulu. So why is only Rohilo? I know. So after I told you it was so crazy because near program on Lamoy, near program on Lamoy is like they are just going to work alone without no government. So and then it will I wonder where those people are going to get that resources, the thing that they are talking about. And then a candidate or something jai. That man, he don't even know abe atefon akadia mumena. Banjul is not belong to only Banjulians. Banjul is belong to for all Gambians, you know. So Banjul mu Gambia diun beletati. And like ateka program meant for like ni ajube han Europe ja true. Ni motol bedunda sate okono eka tax ni jole. But that doesn't include ateka meant for all any commercial car that is coming to Banjul, they have to pay the tax. Anu ate more rights or no because Gambia they are paying their tax or tax ni kole chikana kana de ka Banjul do kwala. So ate more rights or no nyadi la afoko Gambia men ni moto bena kadu Banjul kono kodeke it will bol kanina tax ni nala because wol betel la police no le ila almost fair ni le tinyakan. So why this man abe diamu kane is like yalo mol bukala kuma kubo do be mol ke daka sala but that man ate ka diamu like abe comforting a group of people le kama me anita ko ate mo real Banjulians leti so I don't nyemo politicality but ning anata sati wala do ko la Gambiano ndenga menje wala muko ye politico nanata bankola development la fenkola e kana jube nyimona tribeless e kana jube ndema nyem patiole like because after the party ni natelu ya fay moye me yalon ko amang idea soto sati obe do ko la nyame o man na fa soto atelier so ali bero fay moye ali alala vote di mola me yalon ko aballa sato develop la al kana jube nyinga diamo le no diamo me yalon ko ite ka diamo ke ite fanga malon ko ebe men fanga foka hadna tare ka fo ebe men foka fo idea so le natide because ite killing ite do ko ke no la sato ko no fo close man sa kundale la adun comme Banjuliano le ite enyanta men understand la most of these people it will jama be fengo how to call it they are independent candidates. So independent candidate abe mune keno la because abe program jomale keno la city kono parce que independent candidate o itema political party soto because ni ajube wo 4 candidate will men be present aje only one candidate le mealo ko wala mu GDC la candidate oti. So the rest are all independent candidates. So ite beta be ya file independent candidate nyad la be mune development natin la sate okono.
So Banjul ntesi men fono Banjul nkole ye nya yele because ñun jama beje like that's something fine. Wobe Banjul la fenko la le how many years? Itoli yalo ne ila football ila GFA committee kono yalo ne ko ay mun corruption sifal le keje. So no mo kilun le nata hani sign. Yo, so no more kilun le nata. Okay, no more kilun le nata ko ibello la Banjul comme itel lafta ka Banjul develop. Ite ye palaso do di la palaso mi yalo ko. You don't do nothing nothing there. So ite nata ko ke ka fo ko al palaso do di na. So how Banjul ko li tel ba make so la nyaati le ko wote corruption o kala woto wobe o dula ni development la nyaati le parce que ite follow ta dula to mi yalo ko e man ku no woto la. Well, it's just a test, you know. So yete test word like emaguno word like we kana kote ke palaso do di la me alo ko wole fang it is more difficult than what you was before. So Banjul ko wala mu ko tek si me fono ko ye nya yele ni ma fayni rohiloye, you know, for ye ni mo kalanton bla because kunu ngil me be la debate bla those people ila ko found it was like a joke. It come da ko comedian no because they don't talk anything me alokai sense lady. So more Banjul be nyamem to it is very sad. Ne Banjul jube billahi aka abala fa wartale sometimes defa nka jakale mo men yalon ko kana wuli ka fo mole ko ntol mu Banjul diunleti they proud of that, you know. Mo ibota dawde ka proud gela but proud dulala me yalon ko ite fo ye kule keje. You got understand it. So kafo dado da mantem Banjul diunleti but ye itata ye Banjul sate ko no jube ko wala mu Gambia la capitalote. It is very shameful, you know, because Banjul be deti nyamento ni ajube kamta ko me yalo ko toli man city council soto man mayo soto because Banjul dawda fire road jata Banjul la senia adanta karakilina ni be dunga Banjul ko na banta, you know. Ni tata we banta la yedula jube ko nyina mu Gambia la capitalote billahi it is very sad. So adu rohilo ayala planul folo mol be ala planul la moyle abe menkela fenkoto. So adamadi umanya kela nyide ko nga diamole no mbena mbem fanyi tan la mola nga diamol no diamo damba wo buka kuke fo ya bring into the action. So Banjul koli e kanaje ko toli malafi UDP la because ni mange politique court kala sate o seneyan diale al atule because sate o la senamu adamadi la jata kendele o mano min fo be diabla ka fo ka be Banjul be la health system privatized la o fa amala ka mune fo diam fa. So ndesi mi fono ye wala mu ko Banjul koli ye nya yele ya jube ko jomale bela sate onyin sambanole ko because ntel mem bebe diamu kan ente mambo Banjul. So anu italia fa fe amante affect fenna but itul men be lifringe muni aje ko atul bebe nyin diamu ke kan itul men bebe lifringe at the end ni ya fa moye ko me yalon ko wole betel la sate o ma ko la at the end jannatul be wona faso la tel folo ba na faso la. So wala nte si même fono wala lafta wala contributor Banjul diwni ye politique ka ko Keba jamme ni video wo Keba jumala na okay so jumala na so mbarin ke Keba jamme na tale mbata lale mbine kanyata ko tenka baraka ya mo ila kumo beti ata ya. Okay, thank you very much. Ameta praga baraka so Keba jamme nge ñew so man lima gis ni moy lima gis ni di def moy sohor ak añaan parce que ñi dañ xamne ñom dangel Banjul def ko ni Banjul lifin la ususu la Keba nekkulo di answer lifin bi man la sen Keba man la sen way mu ngene okay Keba mbe at kanne de baraka fo ngele ko image no answer from the live video Keba mba try kanne da baraka wala fo nyemage okay sabe at kanne oh damn nango damn Keba mba try kanne malam fo la internet o be da men namba I'm gonna keep trying image about try kanne let me see again
Approve. Okay. No answer from Keba. Keba ibitali mun nako tanke. So man luma gisee li moy li lu simple la. Li moy soxra añaan. Yo xam nga ne yo mënuloo ko mënuloo ko yoruloo ko mënuloo def liggéey bi. Ñoom mënuñ ko yoruñ ko mënuñoo def liggéey bi. So ñoom li ñoo def mooy rek pour xeeg jigéen gi xeeg ko rek jaral na leen lu nekka. Xeeg jigéen gi jaral na leen lu nekka ñu ne xaaral rek ñu yaaxa lu nekka. Well, loolu dafa musa am parce que waa Banjul eewu nañ Banjul dañ soona dañ yaaga try dañ yaaga jooy soo fu mu nekk ne Banjul xam nañ luy seen soxla ak seen dog ak seen ok Keba welcome ja baraka thank you Keba very much ngadi mbejan ron koranda baby tananta baby rohila na bama ngoy bebe jan tanaw tanatela alhamdulillah bebe all right koranda du ibe kullen School be ngadi bakang. Yes, mbakang. School be ngadi bakang ha. Mbakang. Okay, alhamdulillah. Welcome. Ya baraka nko mbela programme folo kan mbe sirin jang diamulal bela diamo sahayata le I understand. Ila doko fana ya doko nya batale. So mba appreciate la mba fole baraka baka just keep on. But janimbe diamo datila mbe mobe konton na li jiber la be dawda. La moy labe dawda mbe konton tonkol konton na aning ado nya tonkol banko kan ni banko e bantala mba fule ko mbe duale si mayala ni jata kende ala bari mfanam be mbulo tilin na ibe kilin na ye duanye ruhiyatu malik loye pro ay victory soto andu na victory soto ay ke kuti me alon ko abe banyun ko nafala ayate fanan nafa weke banyul la sabo nyimat bari amin ya rabbi ndela fa men contribute la dron wolen ko dibeto nyimen tambita kunu ntolbe ajele ko there were only 4 candidates meli alon ko wolen nata debate o nyinto andu ntolla candidate o maybe ntol sa wala kumo fono andu munati na manna debate o nyinto andu we have our reasons munati na manna because yaje iko candidate nanol je meli alon ko bi kunu wolebe lorim podium o be debate o la these are the very people meli alon ko wolle mete la meeting olla pour calculation of bill. So even the last meeting you mentioned it was in Atlantic Hotel this past Thursday. Lisi Bejele, Ja Beje, Panjai Soti Beje, and in Lifei. So these are the 4 candidates meli alonko benuje. Andung mobe kono le pana me alonko IEC you disqualified already. So IEC moment disqualified. So he is the person me alonko wole bitakam pour kanyimbe facilitate kaje ko even though at a fota but he can organize a coalition because at a belief taloko without the coalition there is nobody me alonko you have chance to stand against Rohim Malik Law. Afongola words then intentala water. So Wakamala Wolatina Pro attending candidates all me alonko they have perfect relationship. Puro candidate all ya offer a deputy mayor position Puro neo coalition bill. That means ibe menta mindla as their flag bearer. Wobate offer la lepra deputy mayor. So for that being the case, Walatna and man give up. Since day one, Cabrera disqualified and man give up. So element at Sita in a group called Samba Banjul Kuma Banjul. And do an email be kachala nje. Wolem people ultimately alonko wolebe campaign a debate on moderate kang. Andunga teleba explain ke questional menyanta nyininkala. Atele most of the questions are Atela drift. Many things he's the one behind it. So let's say Niada it will me alonko it will left coalition of Billa.
And the father, there is coming noise at your end. And the father, there is noise at your end. Hello, Andy Fado. Wow. Su fekkee yéen a ngi ma dégg, please bindal leen ko si suuf. Because Buguma Sani suma word si just like that on the air. Su fekkee yéen a But there is noise coming. There is a noise coming from your end. No, so man Nathalie. Okay. Okay, clear. So New will see the Atlantic on Thursday, and we are going to Saturday will debate on yende. It will tata CJ. In the question will mean in Kala, in ITV, debate moderator. It will yo in Karol ta ye construct. Fabre that debate on yanda kala nyame. It will yo be plan je. So then kule beje me alon kaman senea. So until the Duna can candidate to push into something until we have evidence, we have pictures. They are gathering at Atlantic Hotel. Ngamiranga ngawo fonkitene. Yaki ngena na handunga ki modoli na habembule. Ni melofta a video ni fangola yamoy. Nga dega ko ci nopi boromam rek. Soloma ade WhatsApp dina le muna yone netal bi ngeen dega ko la netal ci la meñu boromam. Wala ñu def yépp te jaaw mo fa nek sa di wagal ni ko defé wa mo don Ibrahima jaaw mo fa nek sa di wagal ni ko defé mo don construct everything so therefore ñun yépp xam nañ ni du lu leer ndol béal ne ko bandiya anin say ya di and this system a meta continue la le ba play kan banyunun kol kan andu banyunun nene ma itolia fayto toltata faytolia mel ko they are the elites in Banjul so even ikaila so ya nga gis ñoom fiñ toogee noonu di def seen like round table meeting bi loolu tam ñu ngi amee seen pictures yëpp ak seen audio bi ñu ngi ko amee nga gis fi gars yi di tere seen pare yow léegi yow nga ne debate ngaa oote te yow different candidate ngaa oote soo yow nga taana ay candidate yi nga xam ne ngeen dem plan def seen kabudu ba pare seen teeri kafo bi ngeen ne nag xanaa ñu kool ñene ngi ñu ñëw embarrass leen te du doom yëpp ngaa ruslu xam nga ñi ne noppal seen bopp parce que lañ luñ plan ñun mu ngi suñ loxo bi ñun leen a gis Keba foog naa moo ñëwaat soo ñoom dañoo sonal seen boppa ñoom mënuñoo def dara loo xam ne dañoo réel ñi mënuñoo réel parce que yow yaa ngi nobu fii yow fi activité ngi laa gis jaxarang looloo leen daal Keba welcome back. Yeah, thank you for that. So comme nga ko dandi ñamen mo be menketa gambe no be ñaalota kanne membe bori kan bañul dingo be ñaalota kanne so sa intela question wo moment wolem fontol bañul dinol after knowing all these things after seeing all these bad elements trying to run our own affairs after seeing all these things fontol be ko nela le fanan ka carte di ñulla despite nga lonko they are power hungry. Despite ngalo vision table, despite ntolialonko, there is no agenda or policies these people have in their toolbox. So, you question of the deity. But in the contentale, na candidate winning, I allow decision from the beginning. Katandiko ka attending criminal tesila dula killing, attending mafia tesila dula killing.
fa preta mol me yalon ko mo la fi bañul la ñaato tala anite sila bunkiling because yalon man ni ko le ko ye teri tandi na ngeji ko foye so ni to la fa ka bañul de da anu manku ko tan na manke bañun damat how comes ntol ni mol be sila mol me yalon ko they have only bad intention for that capital city at the Kenola. So wala na kabri be debate la ndo la candidate o busy menna wala investor white men and a white family meli alon ko wala nata banyun to see our problems, to see how to contribute in our society, to see how to make a fast changes in our society. And you will be around kam banyun kono. You understand? To see how to solve our problems. Rather than kallo debate me alon ko ñul tatale to humiliate themselves in front of the Banjulians. And même fa gëna garawta wolen ko momo nibina inila supportan dinne kananang so iko men jeje be sirinje ila supporta solle be sirinje melialon ko ibe commande kanenu ibe kol kan ken manene prienasi ajoto so nin tonya be bulu ite ko membe bulu silo lem andu mobe ñante fanjela no jele andu den na tale bañul la ñato na jël vidéo bi nga wayni dinañ ko enjoy dinañ ko apprécier torop keba diam yalla keba me kuntude yalla men kata ñum bañ men kata ñum mo la ko di yalon ne ko rugi lola ko do me yalon ka tala do ku aka wala ta ka bañu ni dingol ma ko yalla so ni rohi sita o dulato wallahi sanata o ikamel ma koy ikela ko do te ni ka dangala te wala ko do malan nga wolonne sana so ñu le ko ni bunda ni la tapale bunda ni la suyar bunda ni musu no be wala soronka wala be jafurindi tan bari thank you ibe la faala la balata kala non ita fon ka jele ñul fennete bulu ne ajam koy ko fente bulu ni moy dibeto ñing jibe kunun dibeto ñing ye la moy itol me alon ko itol lebe lorinje ibela ideal foka ya agendal ani la plan sol pour ye bañun faling ite ka moy le very clearly ko kim rugi lon tol kam men kacha la fa falin rol men kala bañun ning hadama dingol kam men kacha kaje ko that's the right way to change a capital city. These are the exactly things that itol yemen sunya ibo fokan dibeto ñinto because musunno ñinga même fo ni across akate ni investor le diamuta Scandinavia pour electricity ko nde I was the first person nko alu sala sotole nde afo alu sala sotole and I explain ne ko rugilon ni ñu le connection sotole ani diamutal there is an agreement plan me alon ko be landering pour bañun ko la electricity ko ya wana sane mbalitol me alon ko be bañun kono pour mbalitol ka jani na janita ayta electricity pour bañun ko liya to ñim pour yake engareti pour na merol mbamal me alon ko be nakoto yo engarel ta ka sang pour ka use no la famine. So these are the ideas that ntebo live kan. So if these people imam fen soto fontela ideal nteka men kacha itol ko tay ko samba debate polio moto kasi ka banyun ko nene wala den salon ko ñul fente koma diamu ken sanolem ya understand just promising the Banjulians and itol yal ne ka kumol men fo banyun ko le wo sembo tebulu a kontago tebulu a kodo tebulu ibo execute la nyamen. So wala tinan ndol memo be dan la menna wala nale idea soto idea me alon ko wala nyanta bañul sambala ñaato ali nga record ba nga ke voice record nga ke voice record den nga sia ayta fo di ground auto mo be ya moy rugi lola entire team melbe diaspora na ideal rugi lola fa menkela bañul sato kono ay clear mo tulola jan ni ñun candidate ni be la house to house arresol le kan house to house campaign la sorry e kan to la ideal ta anina agendal e goy kata wolle wafi votation la melialon ko wolle be ground auto so malbe dan la thank you yalo ni la keba keba sorry keba ni la candidate to di ba wo gol bi gele melialon ko yalo mo fango mo ta me yalon ko keba amanke tap bari fenke gi be bang
o membe football association ota gibe wo hani bi avec legal problem wala kono way legal ke me legal case to ko tapola kodo e wona tapale asinga wona ko kata banyunu be la kodo di wala ke ba wota kala holiya o kelol be kala banyunu wota kala we say no to that nko banyunu kol niatra wol ibenyul le koma kunun dibeto nyinto tenu ajoto mote kunnaje bari niya jibe even audience ol media lon ko be jibe kan you could count them so nsalon wala ko nka mem fo aka futa banyunun kol male banyunun kol yela additional make le fa pareta andun the right choice itolial nako rohiyatu malik lolem ni man karreo fay we ila banyun la masi boy ikata wala sing ya masi boy kondano da 5-10 years bari ngal nako nte najiko aninte do mandingo mellom banyun nte al nako banyunun kol this 2018 ila fa history le make la ila fa muso le choose la anu nyi muso walen rohiyatu malik lote to be the first historical mayors in the whole entire West Africa. So for that being the case, ntolbe menkela drong, ntolme along kontolebe team Rugilo, and we are advocating for Rugilo pro mulye karefa. Alingam bulo yele nyoye, ngana platform ol yele nyoye, ngalong kontolebe sila killing. You understand it? The single mistake mbe menke kang, we are not making personal mistakes towards each other. But konka Rugilo letnya so nini mobe doku kilimoto ike bulo yela ene yela hat yela e ya understand ya lon control be we have one aims and objectives and what are our aims wala mi no ntol na parti ay mo melondi banyun pour we win na parti e melondi KMC pour we win so nsake no nyawonya nkana na platform multanka use to whip one and each other nkana na platform multa ka use pour kan own personal control ka na own personal problems ol nga fombo solve la I mean what important we are in the same game and you know ntol banyun la nyatota anin Gambia la nyatota ngamiran tol be mbole diamu kan andu ninsa falin non kilin na sembola mbakelale but ngalon ne ko with collective responsibility wodamale se banyun change ay Gambia change so nintol ya lon ko mo kilon sa falin nola so alinga nyo embrace ngambulo yele nyoy with clean heart nkana nyo lipa you know kula mamelong nyin dammale se victory di molla andu ngalo ne ko mbewo silo kanne bari ngan tewol siti you know nga bambandi kadu ko le ko falo suwose borino nyaawnya ika alla fa yarol la andu e ko le ko sila koto kata sate kotol so nin kol be o nyaam ali nga kol ke you know ay senea nga kol ke with clean heart so mo kana kamfanyo kam nga lon ko you know our main objectives are Rugilo to win and inshallah musunobe winnale with clear victory inshallah with clear victory from Banjul North, Banjul South and in Banjul Central and inshallah this year it will be balon nale ko ye ferol membe lande ala botela fero konole gambenol ye la fero jele so ate wok la no kotem fa abadan yalla wo taman sero mende wo kendi ngo mem fa we debate o nyi facilitate abe questionul drift kanga ning kol after debate kola ani mo lotale after debate kola ni mo lotala kay ko ñu taxaw ci debate bi yépp dañ stupid ki ñi Rugilo daf leena win by force te mom atelier yala mu nekata bang because keba ila agenda ima simple agenda soto yala membe caring nit ku nak ñu ne nit ki noko bañ billahi helata sadigante yalla nga wako parce que ñooñu nonu ñu taw fofu yépp yalla dafa def na ngi wax degata yalla ta sen loxo jotu sen gannaaw ñoo ñep kees bi leen ko yaakaare so Rugilo mom dafa wax tuuti def lu mak so xam nga Rugilo dafa wan ñi ne man dama ñëw pour liggéey Banjul te Keba nangaare on the 12 la xam on the 14 bés boobu woon naa ko si parlement bi bés boobu la doom di neen ndeyam bés boobu la doom di neen ndeyam ba boobaa yaa alama ale ne Keba ikole ko feccum lir su neexee ndey jaati yes ci mbagaja
So ntol nga atentu ko banyunun call already they have already bought our agenda. So ntol kana any mistake o me alon ko i bem pousse ka ñi dañu pousse pour ñu def mistake pour wa bañu ñu ne hay xamone nañ li waye ñun ndok yalla bu mu defé ni waaw ndok yalla bu mu defé ni depuis buñ doré di advocate for Rugilo depuis Rugilo bu mu imaginer pour mu nekk candidate ba légui ken munta point any single mistake jëbale ko ci mom. So lolu santa yalla la te the whole entire team tay lañ gëna consistent than ever te tay lañ gëna jappante than ever. So suñoy def live sa da nga fogné ni dañ xamanté ay yes kebe la kumo ka betiya bakele sa mbe mene kala wala mu ko nyantale mfana ni finti dam fana nga finti ngai tandi banyunu ko la ko wa banyulu ne ni sen alal bingena bi wara defare dekabi l'hôpital bi nga xamne every day ay ñaata ni ta fa de te dañ ko de noba statistique bi dañ ko de noba pa ci bugu ñi ngi yetto lolu mo fi dut am parce que man xamna ne suma digante yalla mota ma wade xamna ne rohi lo alal mbolo bobu nonu soxlu ko royilo ala keba so sana de la to mbata nga keba so sana so nga time so ani bi me murde kan na yamoy okay baraka.